rawaan sànq yaa ngi koy daal di jund muy tontu bu saf sàpp bi nga xamante ni moom la maire bu bokk moomeel bu Ndakaaru di Abass Fall daal dina koy def ki nga xamante ni moom moo di Abdourahmane Diouf moom nag bu ñu déggee ci ay kàddoom moom Abass Fall mbir mi dara bettu ko ci ndax nee na nekk na loo xamante ne nii lu mu yëgoon lu mu pressentir woon la surtout bi nga xamante ne nii mi ngi daal di bokkoon ci délégation bi nga xamante ni ñoom ñoo demoon seeti borom awale moom nee na mbir mi sentiroon na ko bu baax ginnaaw bi nga xamante ne nii ñu ngi doon waajal jëm ci ay échéances électorales mu nekk loo xamante ni nag bettu ko comme ni mu ko daal di waxee histoire da ko daal di jox raison bu baax a baax ndax bañoon na sax dem bokk ci boobee groupe parce que xamoon na ki nga xamante ni moom lay daal di dem di ko daal di rencontrer mu nekk yoo xamante ne nii fi mu ne nii jamono ji ak histoire da ko daal di jox dëgg bu baax a baax ndax moom nee na ki nga xamante ni moo doon wax naan li nga kii candidature yu président Diomaye nekk loo xamante ni lu acquise la moom moomee kàddu yooyu la daal di yëkkati woon mu nekk ay archives yoo xamante ne moo ngi fi du ko fàtte benn yoon ak accusation yi nga xamante ni accusation voilée yi nga xamante ni defoon na ko à propos la am attentat ba amoon ca Yarax ak daal di koy def contre Pastef yooyu yëpp nekk na yoo xamante ni du ko daal di fàtte nee na moom mi nga xamante ni moom justice des vainqueurs day daal di dute xanaa li nga xamante ni moom moo di capacité bi nga xamante ni moom ministre de la justice daal dina koy am jëm ci li nga xamante ni moom moo di muy doxale ci wàllum justice ba tey moom mi nga xamante ni moo di Abass Fall rek di daal di wax rek li nga xamante ni moom moo di taxawaay bi nga xamante ni Alaaji Rawaan moom mi nga xamante ni moo di Abdourahmane Diouf taxawee na ko nekkul loo xamante ne nii lu ko bett la sentiroon na lii la mbir mi di daal di demee ndax ay jéego wala ay kàddu yoo xamante ni waxoon na ko sànq yaa ngi koy daal di wax fii muy la amoon ca Yaraax ak taxawaay bi nga xamante ni taxawoon na ko rappelé na sa fait donc lii bett ko daal moom Abass Fall. Bah oui, waaw ça c'est vrai que comme on dit comme disait kii nu ma koy tuddee Ousmane da daan wax ne un homme politique c'est un discours et un parcours donc ñaar yëpp nga war a saytu ñaar yëpp nga war a seetlu donc un discours et un parcours parce que pour xool discours bi ndax méngoo na parcours bi ndax li muy wax boo xoolee li mu daan jëf ak ainsi de suite bokk na loolu moo tax mu important moo tax sëriñ bi doon wax ne moom du topp ko nga xamante ni dëgg lay wax kiy jëf dëgg lay topp donc moo feeñ rek encore une fois nag dafa am loo xamante ni chasse le naturel il revient au galop comme on dit dafa am loo xam loo ko nëbb boo demee ba jël la décision jàpp ne say dëgg ngay wax ah ben loolooy génn nag moo tax may wax moo tax saako ma koy rappeler daal ne yenn saay nit mën naa def lapsus daal di wax li nga xamante ni moom mooy li nekk ci inconscient d'ailleurs noonu sax la ko yenn psychanalystes yi définir ne lapsus en vérité c'est pas forcément une erreur c'est l'inconscient qui parle maanaam c'est l'ineffable li nekk ci sa xel te yow tu te rends même pas compte certainement que mi ngi ci xel bi nga daal di juum génn ko en fait c'est comme ça que yenn psychanalystes yi di définir li nga xamante ni moom mooy lapsus que c'est l'inconscient qui parle maintenant aussi tamit boo demee ba nga xamante ni da ngaa jël la décision ne tey moom damay wax samay dëgg donc en général xanaa nga mën nekk koo xamante ni ku mën kii dëgg nga voilà ku mën wax loo xamante ni du dëgg tu vois donc mais sinon à défaut généralement bu fekkee da nga nekk ci loolu surtout nag bu fekkee question yi peut-être du loo préparé ak yu ni mel ah ben da ngay wax li nga xamante ni moo nekk ci yow loolu nag moo feeñ c'est que wax ji xam nga yu ci bari sax booy expliquer day mel ni comme si tu es en train d'interpréter mais pour nga interpréter il faut avoir de la matière à interpréter n'est-ce pas donc matière boobu moo lay mën a permettre nga ne ah gisoon naa daaw lii démb di waxee woon na nangam tey mu waxee nii donc vu le contexte bi nga xamante ni moom lañ ne parce que le contexte est important donc lii lay tekki parce que actuellement tout le monde sait que ni depuis quelques jours nit ñi ngi waxtaanee ay problèmes au sommet de l'État nit ñaa ngi koy waxtaanee conseil des ministres ba nga xamante ni premier ministre ñëw fa yaa ngi fa woon donc da ngay siéger conseil des ministres donc tu es au cœur de l'État soo génnee am noo waxee c'est comme si dafa am loo nekk di valider dafa mel ni dafa am loo nekk di valider te encore une fois Abdourahmane Diouf ak ñeneen ñi nga xamante ne dañuy nekk di politique et cetera xëy na nag xel ak intelligence tollowul mais ñàkkuñu ko il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres am na ñoo xamante ni ñoo gën a espiègle que d'autres et cetera loolu lu am la n'est-ce pas mais n'empêche que gars yi ay nit yu am xel lañ
parce que ku ñàkk xel peut-être doo pour nga am yenn parcours yi et tout ça mën na bañ a yomb donc su fekkee da nga génn choisir ce moment là pour wax pour am noo waxee ben les gens vont tout simplement en déduire que ni wala bokk vont se poser des questions ci yow en vérité lan nga bëgg n'est-ce pas donc moo tax Abass Fall wax lii donc li mu wax mooy que ni ça bettu ma parce que nangam amoon na fi nangam amoon na fi nangam amoon na fi donc bu waxee nii c'est normal te loolu moo daal Abdourahmane Diouf et tout le monde loolu lañ nekk di wax mooy que ni en vérité su fekkee ni démb ak bërki dem doon nga wax lii parce que tey ba nga xamante ni ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko ba mu génnee wax ni ci opposition bi am na ñoo xamante ni maanaam régime bi fi nekk la ñuy xeexal. Abdourahmane Sarr mi bokk na ci ñi ko tontu à l'époque et puis tontu ko tontu yoo xamante ni tontu yu xawoon a ñagas la tu vois Abdourahmane Diouf pardon maa ngi naan Abdourahmane Sarr tu vois donc bokkoon na ci ñi nga xamante ni ñoo ko njëkkoon a tontu te ay tontu yu ñagas la woon tu vois mais tey na day dox di dox ba benn moment tu te dis que ni ben d'autant plus que nag moo koy tuddee ses origines politiques parce que nag Abdourahmane Diouf c'est un ancien de réew mi te ku ne xam na ni réew mi nag wax dëgg fa yàlla mën nañoo am éloquence mais bu dee tergiversé ci wàllu politique également dañ koy def je dis pas que ni moom loolu lay def et cetera mais je dis que en tout cas fa mu bokkoon parce que idi li tax Sénégalais yu bari mere ko loolu la. tey nga dem ci Abdoulaye Wade suba nga ne dootuma fa dem ginnaawaat suba nga delluwaat et cetera donc vision Macky Sall jam ñaajo la yam ginnaaw suba nga ñëw doon ak moom Brook Sow. léegi nag bu nekkee yow cette formation politique nga am mën naa am xëy na mu def ci yow ay jeexital parce que yar nag daa fort. bien sûr yar dafa fort. donc moo tax Abass certainement loolu bokkoon na ci li tax moom wóoluwul woon ah ben l'histoire lui a donné raison quelque part parce que man jàpp naa ni quelqu'un boo xamante ni defar moo ko tax a jóg am na des discours yoo xamante ni doo ko tenir Malick Gakou il n'a aucune responsabilité. tenirul ce genre de discours. aucune responsabilité pourtant mënoon na di tàkk rajo yi def ay conférence de presse di wax mënoon naa sax ñaxtu parce que nag bi fi loxoom bi di damm fii la fekk sénégalais. mais déggoo ko mu ngi toog ne pat pourtant allié la comme moom te pourtant moom également il est devenu ministre. bien sûr. donc cette responsabilité de ministre bi nga xamante ni moom lañ teg ci yow bàyyi sa ay nawle yoo xamante ni ëppoo leen mérite ëppoo leen parcours n'est-ce pas donc loolu dalaa war a tënk de telle sorte que mu am sujet yoo xamante ni mu la leer ni boo ci waxee dafay créer wala dafay enfler li nga xamante ni mooy polémique nga bañ ko wax parce que le parole d'un ministre également dafa am dayoo tey xam nga ñun ñooy wax fii ci réew mi parce que ñun on est capable de comprendre li nga xamante ni moo fi xew on connaît les relations yi nga xamante ni moom moo dox diggante kii di président Bassirou Diomaye Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko parcours bi ñu am ni ñu duggee li nga xamante ne mooy Pastef compagnonnage bi ñu def ca impôt ca syndicat ba ak ñoom it seen tuddante doom li nga xamante ne dox na seen diggante et tout ça mais sur le plan international ils le savent pas forcément. tu penses que gars yi nii bu Abdourahmane di wax un ministre sénégalais bu dee wax gars yi duñ ko déglu. bien sûr. et puis déglu boobu ñu koy déglu s'ils comprennent que ni li muy wax mooy que ni il peut y avoir cette dualité à la tête de l'État nga fa loolu ñoom duñ ko bàyyi xel. prox loolu lañ ci wut. dañ koy bàyyi xel ñii porox ndool ñii daal ne kon fu mu toll nii kat réew mi actuellement il faut que ñu xaaraat tuuti puisque on sait pas ndax gars yi danañ mën a tojantey bopp wala déet. moo tax bu fekkee da ngay wax en tant que ministre ça da ngay engager la parole de quasiment groupe ba nga àndal yëpp. bien sûr moo tax sur certains sujets il faut tout simplement éviter yenn discours yi. mais Abass malheureusement comme ni mu ko waxee ben inquiétude la ci amoon xëy na peut-être inquiétude boobu moom moo ko dab tout simplement. non ayca ñu daal di terminer ak li nga xamante ni moom moo daal di nekk opposition bi ñoom tamit li ñuy daal di waajal muy seenu terrain ñaxtu comme le Ousmane Sonko nee na terrain meeting nee na dañuy daal di ñoom seen terrain ñaxtu boo xamante ni dañ ciy daal di ànd ak li nga xamante ni ñoom ñoo daal di nekk nee nañ lay